maa ngi tudd Cheikh Oumar Gadiaga man maa ngi nekk fii ci Petit Rimina Daral Sotiba. waaw gis suñ bopp moom fi ñu toll lu tax gisuñ suñ bopp ñaar la ba ñett ndax tey boo seetee su fekkee benn kilo ripaas benn kilo bi mu ngi doon jar 400 francs saako ngooñ di jar 5000 boo jënd booy comme xar yi bu ma yeewoo léegi lu mu gàtt bu ma jëndee 40 kilo ripaas dafay nekk 10 000 francs ma jënd 10 000 francs ngooñ muy 20 000 francs par jour ndox mi ñëwagul lim bon saa yu ma xëyee dinaa ñàkk 25 000 francs par jour mais quand même président de la République avec le ministre de l'élevage ak suñu président Daral dem nañ ay jéego pour jàppale nit ñi mooy lan yónnee nañ ñu fi aliment de bétail bi saako bu doon jar 13000 ñu def gouvernement bi dugal ci loxoom ñu di ñu ko jaayee saako 5000 mais daanu dajul suuf 5200 la ñu koy jëndee mais tardement bi du foofu tardement bi doo bàyyee ba tabaski bi ñëw ci benn une semaine wala benn un mois nga envoyé ñu aliment du loolu moom moo yafal xar yi lu jiitu loolu lañ war a envoyé aliment ci àll bi lu jiitu loolu lañ war a envoyé aliment ci àll bi lu jiitu loolu lañ war a dimbali nit ñi ndax xar bi mënta suur ci 3 jours xar bi mënta jour ci 4 jours ci aliment bii ngi mujj indi nii dëgg la baax la ndimbal la ndax ku fekk ngay jëndee 13000 mu jox la saako buy jar 13000 mu jaay la ko 5200 kooku dafa jàpp ci combat bi waaw foofu lañ tolloogu en attendant jafe-jafe bi ñu am nag moom mooy Sénégal liñ ci war a wax bëri na bu njëkk dañoo amoon parc de Petit Rimina nga xam ne ku soxla xar ci daral bi ngay ñëw toog nañ ba moment boo xam ne bi Ndakaaru yëpp léegi ay daral la retourné jël nañ liggéey bi nangu nañ ko suñuy loxo ñu ngi koy paasante ci biir dëkk bi ni ñuy waxee abattage clandestin baaxul ni ñuy wax clando yi sonal na taximan yi noonu la ñu ñuy jaay xar yi ci biir dëkk bi sonalee ñun tabaski bàyyi wuñu boole wuñu ak xar noor nawet tabaski muy taw tout le temps xar la ñu xam ci la ñu judd ci la ñu màggee mais nag ay doomu aadama yoo xam ne yi yàq nañ suñu liggéey bu tabaski jotee ñu dem ci banque yi ñu financé leen ay xaalis ñu jënd ay xar def ay bâche ci dëkk bi yàq nañ suñu liggéey yëpp. non gisuñ suñu bopp de à 100% benn côté am na fu ñu gisee suñu bopp mais benn côté am na foo xam ne gisuñ suñu bopp waaw parce que clients yi ñëwuñu benn côté daal la ñu xaw a gis suñu bopp mooy élément bi ñii am nañ ñaari sac ñii am ñetti sac ñii am ñeenti sac waaw foofu moom côté boobu xam nañu gis suñu bopp mais te ni mu waroon demee à 100% demeewul noonu ni mu waroon demee parce que kenn ku nekk li nga waroon jot ñaari sac ñetti sac ci ñaari fan ñetti fan nga koy joxe mu jeex te waaw waaw parce que ñu ngi koy wax fépp te ñëpp mënul joti ñëpp te daanu mënul jot kii daanu dajul suuf ku ne am na ñoo xam ne jotuñu te ay éleveur lañu non yokkuñu njëg yi sax ñun buñ sañoon du yokku buñ sañoon kenn ku nekk da ngay am gis sa bopp parce que ñii am ñii duñu am duñu satisfaire loolu gënul waaw parce que loolu gënul daal dañoo bëgg ñëpp gis seen bopp lu waay tollool nga am xar waaw loolu bi mu jotee yàgg na dañoo war a am suñu yëfu bopp kenn ku nekk li Mali def ba yore ay xaram di ko mën a joxe feneen te li mu yore doy ko ba mu mën a joxe feneen Mali yi mën ko Mauritanie aussi mën ko yore yëfam ba xam ne moom mën na cee tëbasi te du jeex mën koo joxe feneen di satisfaire Sénégal mais Sénégal pourquoi pas waruñu def loolu nit kay booy jéggani booy dëkk booy dem te fekk daa fekk sa dëkk tëggul kuy wàllu yaan yi daa fekk sa dëkk tëggul mais ngay wut si fi bopp. waaw mais su fekkee ne xam nga nit ñun amuñu beneen métier ñun nag ak xar la ñuy liggéey guddi ak bëccëg noor ak nawet tabaski boole wuñu xar mais su fekkee ne su waxtu tabaski jotee ay doomu aadama dem def ay yeneen plage def fa ay xar di jaay di yàqal ci daral bi mooy capital bi camion yi daral bu ngeen fi gis fii lay ñëw jënd see xar yóbbu dem parkiner foofu te nañ jàppale sàmm yi ci àll bi xar yi juddoo ci àll bi xaru 90000 130000 150000 80000 loolu mooy tabaski mais xaru 1 million xaru 850000 xaru 2 millions loolu Sénégal du ci tabaski nañ jàppale càmm gi yónnee leen ay dimbale leen fii lañ jar a dimbalee ndax mu ngi nii tawul boo demee ñu ngi fanaan ci ron sump yi ñu ngi jóge Jolof ñu ngi Sénégal oriental ñu ngi jëm Saalum di uti lu jur gi lekk
di daw guddi ak bëccëg ñooñ ñooy sàmm yi waaye sàmm boo xam ne bi xaru 1 million lay jaay xaru 2 millions xaru 800 000 Sénégal tabaskeewul loolu. non ça dépend nag boo duggee ci daral bi boo seetee li nga tollool di nga am xar xaru 90 000 am na fi xaru 120 000 am na fi xaru 50 000 am na fi xaru 150 000 am na fi xaru 500 000 am na fi xaru 400 000 am na fi ça dépend mais boo ñëwee nga indi 50 000 ngay xool xaru 150 000 tamit da nga fiy yendu rek noonu la fi demee mais ñun dañuy jaay ndax li tax dañuy jaay dañu bëgg askan bi yëpp tabaski. ñu ngi def jéego yu nekk d'ailleurs ñu ngi sant suñu président Mamadou Amatal la ku baax la ku jàpp ci combat bi la ku bëgg Sénégal yëpp tabaski la ci tamit ñun nekkuñu fi dañu fi bëgg jaam ñi kenn ku nekk am xarum tabaski kenn bañ a loru. dañuy yàqal lu bari kay parce que marché bi moo nekk marché populaire bi boo taxee ñuy wax élevage fii moo tax daral gii moo tax mais léegi foo dem kër goo dem ñaari kër yoo gis koñ boo gis ñee ngi génn seen xar teg seen i buntu kër kenn ku nekk a ngi jaay. marché yu bëri na du fii rek ñëppay jaay te marché léegi guddi la gën a bëri gars yi dañuy dem di ko waxtaanee di jënd ay xar ci guddi gi di naanee ataaya di ko waxtaanee koñ bu nekk am na ay bâche ay xar nga dem ñu jënd téyel la ko wala nga jënd dugal sa biir kër te bon dañuy waaw dinañ gàllankoor de dinañ ci yëg dara de. parce que surtout aussi événement bi bu ñëwee ku nekk lu waay doon def da nga koy bàyyi ñëw dugg ci duñ ko bàyyee ñun ñi nga xam ne ñoo ci nekk noor ak nawet nekk ci ni 8 jours duñu ko bàyyee bu événement ñëwee ñun ak ñeneen ñoo koy bokk du doon ñun rek ñun ak ñeneen ñoo koy bokk te loolu lu mun a ñàkk la. par exemple pour indi xar foo jëlee xar exactement. foo jëlee xar Sénégal fii am na ay xar. c'est que daf ñoo doyul mais am nay xar am na waaw dépenser ak affaire yi parce que aussi am na ñoo xam ne yenn fonds yi da nga koy bëgg yenn fonds yi bëri aussi jotul am na ñoo xam ne jotuñu ci am na parce que du ñëpp ko mën a lijjanti parce que ñun yàgg nañoo bind fi man bokk di ma gis laay wax yàgg naa bind fi te mosuma jot benn fonds kenn mosuma financé te mun naa ko yëkkati sama loxo maa ngi fii plus de 30 ans sama papa laa fekk ba sama papa dem bàyyi ma fii mais nit musul yëkkati ñaari dërëm ci affaire élevage jox ma financement tey financement ñu ngi dugg fii ci marché bi mais affaire lobby la waaw xëy na am na ñu may dégg jot nañu am na ñoo xam ne nee nañ jot nañu ñii di wax fay nañu ñii di wax fayuñu mais man de musuma jot man ci ñi musul jot laa bokk loolu sañ naa ko wax te ko ma wax ma jox ko feu vert jox la raison yi leer. problème ji fii daal li ñuy wax mooy lenn war nañ koo dépasser tey ñun su benn pays bëgguma tudd cité benn pays mais dafa am pays yoo xam ne yi bu ñu arrêté indi lu ñu xar rek ñu am manquement wu xar Sénégal tey ak dooleem ak tey ni mu nekkee lumière ci Afrique ñun war nañu dépasser loolu amul benn pays tey. bu war a toog ñu naan pays bi foog mu tabaski ba desal doog ñoo jox bu arrêté loxoom rek ñun dañ koy yëg warul mën nekk loolu nag il fallait que maa ngi nuyu passage suñu président de la république mu président Macky Sall di ko sant di ko gërëm ndax président bu baax la bu jàppale càmm yi la ndax may nañu benn journée boo xam ne bi chaque at war nañu toog ak moom gisee ak moom mooy journée de l'élevage mayu ko kenn waaw góor nag bu feesul biir tamit dana tax a firi mbagg soo gisee ma wax loolu président Macky Sall dama ne ko na waxtaan ak ministère de l'élevage suñu passé ci tabaski rek war na débloquer benn 40 milliards wala benn 30 milliards mu woo chefu daral yi ñu waxtaan ak ñu woo seen nit ñu débloquer benn xaalis ñu joxe ko ci àll bi ñu dem jënd ko lépp ay jur pikiir leen sàmm leen ci àll bi jur yi di jur bu ñu ko defee 2 ans dana mujj ku ñu dimbale ci xar ñu am xar ku ñu dimbale wut ci xar ñu am xar mais waratuñoo dépendre ci benn pays. waaw mais parce que aussi fii ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir mbir mi. ñu tax ñuy wax éleveur am na ñoo xam ñu ngi mbubboo fi éleveur seen saak rek lañ yore dugg ci biir bureau yi di yëg di wàcc yoruñu xar boo demee seen kër doo fekk xar boo ñëwee mun la leen fekk terrain bi te am na lijjanti yoo xam ne bu ñëwee ñoom ñoo koy njëkk lijjanti jot ko bëri na man xëy na am na foo xam ne mënu ma fa joti mënu ma fa yegg mënu ma fa dem mais dafa am ñoo xam ne dañ leen war a woo wax ak ñoom xool ñi nga xam ne ñoo nekk terrain bi
ñu leen di jox ay financement ñuy liggéey comme ñëpp xam nañu liggéey bi naka la ak nan la war a demee parce que ñu ngi demee seeni moyens bopp kon kooku bu jotee leneen war na ci mun a avancer yaakaar naa sama xalaatu bopp te mun na ci wax nit loo xam ne lii du deñ kàddu gu mujj bi. kàddu gu mujj gi mooy ñu ngi jaajëfal ñëpp rek nañ xoolaat liggéey bi bu baax rek ñu xool ni muy demee ba kenn ku nekk gis si bopp ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun mënuñu yëg ci gaal yi di dem fu mu nekk nii ñun dootuñ tukki suñuy doom rek mooy ñooy tukki incha allah man bokk mel ni man loolu laay ñaan yàlla waaw man moom ci fii ci marché bi fii laay nekk di yéeg di wàcc di lijjanti di wut lu ma yóbbu sama kër waaw mais bu ñu mënee jàppale ñëpp am na ñoo xam ne du ñu génn mais jàppale bi daal dafa demee bor dafa war dañoo war taxas benn bor am na ñuy jot am na ñoo xam ne jotuñu. maa ngi tudd Djibi Ba jiite organisation socio-professionnelle connexe artisanaux ak élevage ñu koy woowee COGACI collectif général des artisans et du secteur informel aussi ma nekk coordonnateur des acteurs de la filière bétail viande de région de Dakar di rafetlu aussi ñëw bi ngeen fi ñëw Sénégal 7 di apprécier aussi si yi ngeen di def yëpp mu nekk lu am sens parce que askan bi fépp fu ñu soxlaa ak information da ngeen ci taxaw bu rafet bii nag bon muy tabaski bi question yi ngeen ci posé bon dinañu intéressé parce que problème mu xar dina am ak du am yàlla na xar am ak jàmm mais ñun en tant que professionnel de l'élevage ñun dañuy attirer attention population bi wax ak le ministre de l'élevage Aly Saleh Diop li ñuy wax ak ministre de l'élevage mooy monsieur le ministre lors de notre entretien bi ñu toogee nga recevoir may ma audience dañu waxtaan ci lu yaatu ci nan la ñuy def ba ñëpp am xar te duñu sonn ma jox la idée boo xamante ne buñ ko defee ñëppay am xar te duñu sonn parce que mooy coopérative mouton de tabaski li tax nag ñu war a créer des coopératives dans chaque quartier pour ku nekk mën a am xar te du sonn te xar bi du ko dikkee dara loolu moom mooy priorité parce que un mois avant tabaski moom laa la wax ku ci nekk war na takk xaru tabaskeem parce que enjeu yi ne ci mala yi dafa graaw parce que xar yi jógee ci yeneen zones yi di ñëw le ministre de l'élevage amul certitude pour mën a wane ne ces moutons ont été vaccinés ou pas te am na vaccin yoo xamante ne xar yi bu ñu ko jëlee bon 30 jours parfois yàpp bi boo ko lekkee tooke la te ñoom amuñu agent yu doy pour mën a xool yëf yi foofu ministère bi aussi taxawaayam daf ci des deuxième point muy chiffres yi muy joxe man damay wax monsieur le ministre de l'élevage Aly Saleh Diop bu fekkee askanu Sénégal ngay liggéeyal bu fekkee Macky Sall la fi teg ngay représenter élevage te nanguwoo associé quartier yi nanguwoo associé population bi man damay jaaxal déjà 810 000 moutons pour approvisionnement région de Dakar ngeen wax seen conférence de presse bi passé man loolu d'accord moo ko ngeen ne 260 000 moutons pour la région de Dakar yeneen régions yi sax mënoo joxe chiffres yi donc élevage suivre leen ko bu baax il faudra que ngeen accepter ne yéen tey bu ñu demee ba yàpp cher yéen la bu ñu demee ba nekk autosuffisant amatuñu ay xar bon ci yéen la parce que yéen la ñuy voter le budget au niveau de l'Assemblée yéen a jël engagement pour ne da ngeen koy gérer bien vrai que doo leen ay professionnels doo leen ay acteurs bokkoo leen ci parce que yéen xam-xam ngeen yor maanaam santé animale ngeen jàng vétérinaire ngeen yow financier nga nan nga mën a réussir bu fekkee associé woo ñëpp pour gis la day jafe ba pare képp kuy ressources humaines ci biir ndax toj-toj yi nga xamante ne ñoom agent ministère de l'élevage dañ koy def dañ lay bloqué loolu moo tax xam nga yëf yi demee ni mu demee nii parce que gàcce la pour président Macky Sall mu naan moom 10 ans mu créé ministère yi li ñuy bëri yëpp benn ministère la créé journée nationale de l'élevage ñu koy def chaque année te élevage a gën a dellu ginnaaw biir Sénégal parce que population bi ñoo koy seede parce que li ñuy jëndee yàpp xam nañ ko li ñuy jëndee meew xam nañ ko kon élevage bi nga ñëwee Macky ak léegi da nga delloo ginnaaw élevage avancé loo élevage naam say instruction nga mën a joxe nekkoo sur le terrain mais boo xoolee di dégg flambée des prix di dégg yow yaa war a créer cadre journée nationale nag ñooñu ko dajale wax naa la ko c'est le grand réseau mafia
ñi wër élevage actuellement ay sàcc lañ ay escroc lañ jote nañ joteeti te boo gisee ma ñeme ko wax ni dama bëgg ñoom kenn ci ñoom def benn réaction par rapport ak li ma leen di wax bu boobaa day gën a leer. Deuxième point mooy wàllu wérgu yaramu askan bi ñun daf ñu jaral lu ne parce que li ne ci mala yi xam nañ ko ndawal ni mu mën a joxe wérgu yaram noonu la mën a loree xar yi ñëw di jóge bitim réew di ñëw fii ak yeneen yi ci région yi pour résistance bi parfois gars yi dañuy piquer xar yi parce que longue distance bi la xar yooyu dañuy ñëw ay une semaine avant la tabaski wala 5 jours avant la tabaski xar moomu yàppam 1 mois et quelque waruñu ko lekk noonu la ko population bi di jëndee rey ko dem lekki ko ma doon ñaan nag à travers canal Sénégal 7 pour dimbali sénégalais yi ren nañu def képp ku rey sa xar nga def ci benn morceau téye ko comprendre nga état nga teg cadre bi ndax ñu mën a xool ndawal lu ne mën ko inspecter xam ndegam bii baax na bii baaxul parce que na ngeen waroon organiser wu leen ko fi mu nekk nii li des parce que dañ bëggul tabaski ba pare ngeen ñuy wax corona am na fi wala leneen am na fi wala ay feebar am na fi loolu lañ bëggul moo tax dañuy jël devant yi di ko wax nag askan bi su ma sañoon ah man ci laa bokk mais xar mi ngay jënd nga xam ko mu nekk xar bu la jege boobu moo gën lu mu cher moo gën parce que wérgu yaram amul prix beneen bi mooy ay jullit lañ dañu bëggati lépp lu état di wax muy lu leer li ngeen wax ne 260 000 moutons mooy région de Dakar approvisionnement déedéet d'accord uñu 52 communes lañ yor li ñu yor ci quartier xam nañ ko man sama quartier rek mënul rey plus de 400 xar yi te quartier bu ndaw la yenn quartier yi li ñuy rey kenn xamu ko donc dans ce cas li gën a jekk gën a rafet mooy délégué de quartier bu ne ñu créé fa comité suivi wax naa leen ko 5 personnes ñu recensé seen koñ xam ñaata xar la ñu rey jour tabaski buñ ko xamee information bi ñu jaarale ko par commune bi jël information jox ko chef service départemental élevage bu boobaa nañ am ay chiffres yu exact bu boobaa nañ mën a xam xar yi dañ ko jënd xar yi dañ ko yar comprendre nga loolu lu am solo la beneen point bi may wax ci côté suñu autorité administrative yi nekk fii muy le gouverneur de la région de Dakar monsieur le gouverneur le décret bi nga xamante ne moo permettre nga créer point de vente yi yëpp xam nga ban décret la pourquoi ñaari décret bëgg a am ñaari numéro ak ñaari date différent ci benn décret boo xam ne ñoo bokk dénomination muy le décret qui réglemente la vente sur la voie et dans les lieux publics bëgg nañu xam ban moo ciy dëgg ak bu dul dëgg parce que décret bi man bi ma ko liiree à son article 4 li mu wax dafa leer à son article 8 li mu wax dafa leer donc suñu région bii di région de Dakar ñun gis nañ ne da ngeen ko saboté te it nag décret dafa am mooy kaddu président décret moo tax gouverneur ñu teg la on l'a nommé par décret conseil constitutionnel décret moo tax ñu teg la fa les ministres décret la décret mooy kaddu président donc décret kenn waru ko violer kenn waru ko modifier te nag li nga xamante ne ci élection affaire yi passé nii ñuy nekkee nii di def bu fekkee côté décret boobu xool nañ ba xool xam ne vraiment fii état bi dafa wàcc yoon fii wax dëgg yàlla élection yi ngeen baal ma dañ koy mujjee puus dama koy wax askan bi di wax Sénégal 7 aussi pour mën leen jox les informations parce que dama ko ci jàllale parce que xar yi ñoo ñu tax a ñëw contexte économie dinaa ci wax ak ministre de l'élevage Sénégal mbokk yi dañuy importer fii lu mu gàtt 400 et quelques mille moutons mu jógee Mali Mauritanie Burkina Niger 400 et quelques mille moutons état bi exonéré baal leen taxes yi jënd repas bi ñuy jënd di ko subventionné du pour suñuy xar pour xar yooyu la xar bu nekk boo ko calculer 100 000 francs day nekk 40 milliards de perte économique FONSTAB bi war a financer acteur u élevage yi 3 milliards a fa nekk budget ministère bi yeggul sax 5 milliards wala xamuma ko quoi parce que j'ai pas eu des informations mais chaque tabaski ngeen perte loo Sénégalais yi lu toll 40 milliards ci xaalis ba pare 40 milliards yooyu day dugg ci ay loxo ay éleveurs yoo xamante ne ñu ngi ci beneen dëkk Sénégal suñu élevage bi li ko yàq li ci ëpp tabaski bi la parce que éleveurs yi la li tax ñuy am doole parce que tabaski la ñuy ñëw fii Sénégal c'est un grand marché jël fi alal du dul jeex benn éleveur gagné fi 100 millions beneen éleveur gagné fi 200 millions sans problème sans fay taxe sans dara génnewaat ak xaalis bu demee jëndaat ay mbotem 1 an mu ñëwaat def ñu ko léegi nag ministre de l'élevage yow xam nga bu baax man xam naa toog nañu wax naa la
bu ñu perteloo bul daaneel suñu dëkk tabaski bi bu passé commune yëpp bindoon nañ leen demande d'audience commune yu bëri fii région de Dakar pour wax leen nañ leen faciliter seen population ci mouton tabaski mooy maire yi bees yi falu ak yi anciens yi fi nekkoon mais vraiment yéen collectivité locale tabaski da ngeen ci war a dugal seen loxo parce que askan wi ngeen fi nekkal boo leen ñu oowee ñu waxtaan ak yéen dina leen won ba seen commune na la ñuy def ba ñëpp am xar te kenn du sonn parce que l'essentiel c'est ça beneen bi mooy ci wàllu vol de bétail bi vol de bétail bi franchement gis nga jaayi jur dafa war a am lu ñuy wax la traçabilité maanaam waruñu bàyyi nit ki di yar xaram léegi jaay xar ñu def ko dans l'informel noonu loolu tant que mu ngi am réglé woo problème mu vol de bétail vol de bétail mooy da ngay créer traçabilité ci jënd commercialisation d'animaux un deuxième bi nga sécuriser les circuits de commercialisation de la viande maanaam day permettre nga saytu nit ñi ndawal li ñuy lekk fa lay jóge mais état bi contrôlé wul li gën a dangereux li état Sénégal def wax nañ ko fu ne mais dañu jaaxal un élu nekk HTT Haut Conseil des collectivités territoriales monsieur Arona Galoba du boucher du dara amu ci expérience ñu jël abattoir bii nga xam ne abattoir municipal bu Dakar la de du Pikine boo seen reçu yi boo demee nga lire ville de Dakar moom abattoir bi ñu ngi ko jël ndax xaalis bañ fay rat note boucher yi ba pare téye ko ñoom gouverneur ministre de l'économie des finances ak ministre de l'élevage jël rétrocéder leen abattoir bi ba boy yi mujj gi di fees si biti ñu leen di victimiser di leen attaquer naan leen abattage clandestin boo génnee fii ci ginnaaw ay gendarme ngay fekk foofu ñu toog parce que liggéey bi moo màgg mais état bi dafa noot boucher yi comprendre te bu nootee boucher anarchie am donc éleveur bi dootul nekk en sécurité donc le vol de bétail franchement état Sénégal yaa ko créé jarul ngay voter loi naan da ngay criminaliser c'est-à-dire li ñu lay demander ñu organiser ay assises sur l'élevage maa ngi oo nag ñi nga xamante dañuy def éleveurs urbains yi nekk région de Dakar képp ku ci jot vidéo bi bon nag ñu mën a jot parce que ci 77 312 16 16 wala si suñu page Facebook coopérative Mouton Tabaski boo ko xoolee dinañ mën a am benn entente ñu toog ñu xool nu ñuy régler suñu élevage bi parce que affaire tabaski affaire région ak région la war a doon parce que CRD yi gouverneur moo koy organiser donc région bu nekk dafa war a organiser tabaskiam tabaski dañu war a def maanaam bu ñu jullee ba pare 1 mois après ñu fexe def ay daje ku bëgg a xar ñu génnee fonds yi ku bëgg a xar nga ñëw inscrire boo inscrire ñun ñu utal la xar nga koy fay ndànk-ndànk boo amul foo ko yaree ñu yaral la ko mu créer emploi parce que 40 milliards de pertes économiques dañ ko bëgg a transformer en emploi des jeunes ba pare day nekk sécurité pour ñi nga xamante ne ñooy consommer ndawal li parce que xar yu bëri ñu ngi ñëw ñu ngi koy jënd di ko rey di ko ci tabaski bi mais xar yooyu sax am na ñu koy rey du ñu am tabaski parce que xar boo xam ne yàppam kenn mënu ko lekk tooke la baaxul c'est pas que bët bi dafa manqué wala geen gi dafa dagg mais xar bi ñu piquer matutul tabaski te ministre bi du ci communiquer donc le ministre de l'élevage ak les services techniques de l'élevage maanaam direction service vétérinaire muy monsieur Mbargo loolu laa fa bàyyi woon à l'époque xaw ma ku fa nekk léegi ñoom ñoo war a génn dem ci télé yi def une sensibilisation à la population sur les dangers yi am ci viande bi ak nan la ñu war a comporter woo ci wàllu utilisation yàpp bi quoi. lu ñuy wax rek ci tabaski la ñuy dem donc xar yi day bare xar yi dañuy bare donc duñ ko mën a xool ñëpp comme duñ leen mën a xool ñëpp bu ñu mënoon xar bu nekk buñ ko reyee bu ñu mënoon jël ay échantillon ñu denc ko benn morceau ñu denc ko boo xam ne bu amee problème ñu mën a xool morceau boobu ñu analyser ko ci laboratoire yi mel nii suñu boss bi dina doon tax ñu situer responsabilité ñu xam ne lii fii la jógee kii bi moo amoon problème c'est-à-dire animal bi moo feebaroon walla ci luñ ko doon liggéey foofu la jóge voilà te tey ku waroon wax ak yéen nekku fi mooy chef de service bi dafa nekk ci conseil d'établissement voilà jërëjëf